Moustapha Cissé Lo qui fait beaucoup je peux dire beaucoup de bruit ces derniers jours ci wàllu politique ak xalaatam yi nga xam ne mi ngi koy joxe mu ne nañu auditer Assemblée nationale mais principalement wala particulièrement ki nga xam ne moom moo ko jiite muy Moustapha Niasse. waaw Kals Cissé Lo moom jamono yi yëngu na. te tàngal rek. waaw loo coule beaucoup. loo coule à flot jamono yi ñu toll. buñ ko mënee waxee noonu ni nga ko waxee noonu la fan yii yëpp ñu ngi koy dégg ci mbir yu bari. yoo xam ne mu ngi koy yëkkati yi jëmale ko sax ci ñoo xam ne ay naataangoom lañ ci biir APR. bi yoon nag mu song ki nga xam ne ab allié la ci président de la République Macky Sall mu di Moustapha Niasse muy sàkku ñu auditer yore ni Assemblée nationale ndax dafa jàpp ne bëri na ay loxoor yoo xam ne ñu ngi fa te war nañu ñu càmbar ko bu dee nag lenn moom mën nañu ko nemmeeku mooy li muy laaj nag du lu bees ci Assemblée nationale ndax bu ñu seetloo at yi weesu yëpp daanaka député yu bëree bëri souvent ci opposition bi nag lay nekk dañuy sàkku ñu auditer Assemblée ndax jàpp nañ ne nu ñu ko yoree bëri na ci ay mbir yoo xam ne leerul jëm ci wàllum koppar déggoon nañ fi Ousmane Sonko di wax ci wàllum li nga xam ne moom moo jëm ci wàllum impôt yeeg li nga xam ne moom la député yi di fay mu ne am na loo xam ne leeru ca Ousmane Sonko plusieurs fois wax na ci yorenuk Assemblée yeneen député yi tamit yi nekkee ci opposition bi bëri na luñ ko doon wax waaye bii xëy na li ci bees mooy ki nekk ci majorité bi moom moo ko lancé moo ko demandé te ñu gis ne loolu it mën nañ ko expliquer ne fan yi Moustapha Cissé Lo xëy na am na loo xam ne mu ngi ci ay tànku loolu xëy na tànku defante peut-être ñenn ñi dinañ wax loolu wala tànku wane boppam ci ñàkk déggoom ak njiitu réew mi Macky Sall ak ñi nga xam ne ñoo di yenn ci ay naataangoom ci biir APR ak lu mu ci mën a doon na coow loo xam ne tey jii nii mën nañ ne demande bu légitime la bu légitime la ndax kuréel gu mel ne Assemblée nationale di pencum ndaw réew ma ñu teewal fa askan wa xaalis di fa jaar ak nanu koy yore lu yoon la ñu auditer ko waaye xëy na li débat bi ak li jiixi jaaxa ci yenn xel yi mooy lu tax moom Moustapha Cissé Lo ak lu tax tey parce que Moustapha Cissé Lo quand même quoi qu'on puisse dire ça fait très longtemps mu ngi nekk député Assemblée nationale ci législature bi c'est la deuxième législature que Moustapha Niasse di nekk président lu tax boobaak léegi demandé wu ko mu toog ba heure bi même bu fekkee ne c'est légitime mais je pense que y a quand même derrière c'est une question derrière voilà y a quand même derrière ce problème bi nekk digganteem fan yi ak biir APR ak également ñàkk déggoom ak président Macky Sall. xëy na laale bi ñu laale moo tax fi mu nekk nii mu soxla audit boobu wala bëgg a yëngal Assemblée nationale Dior li ñu jàngat ci génn Moustapha Cissé Lo fan yi daanaka ni ko Pape Madiakhaté waxee la souvent dañuy jàpp ni bu ñu demee bay wax yi c'est xëy na seen diggante neexul comme ni mu neexee woon avant diggante moom ak waa APR yi nga xam ne ñoom la ñuy liggéeyal wala aussi alliés yi nga xam ne ñoo fekk ci président Macky Sall est-ce que du loolu moo tax tey mu am taxawaay bi ci Moustapha Niasse. mi ngi noonee Kals mu nekk nag question bu nga xamante ni si bu ñuy posé wu la ndaxte comme ni ko Pape waxee rek ba ñuy ànd daanaka muy neex kenn déggul woon ñu soulever benn problème kon tey xañ nañ dem nañ ba ñagas-ñagas am na ci diggante bi kenn ku nekk yaa ngay xool noo mën a tuumaal sa morom wala noo mën a wokke sa morom wala nga rek daal di indi ay jafe-jafe mu nekk nag loo xamante ni si lu doy waar la parce que tamit booy xool ñi nga xam ni ñoo gënoon a jege président Macky Sall tey booy xool dañuy kaas à chaque fois problème mu transhumant yi la ñuy kaas parce que ñoom dañuy jàpp ni souvent ñoom la ñuy privilégié au détriment de ñoom ñi nga xam ni ñoo àndoon ba muy neex kon ñoom souvent rek ñàkk a gis déggante beeg président beeg ñàkk a gisante beeg yooyu yëpp daal dañu koy rek daal di gàll ci ndodd ñi nga xam ne ñoom ñoo di ay transhumant moo tax boobu ba léegi boo seetloo sax Moustapha Cissé Lo ay sortem à chaque fois bu génnee rek bombe lay éclaté mu nekk nag lu doy waar loo xam ne donte ni sax wax na ko même bu dee amul it nanu càmbar ndax loo xam ne réew mi askan wi ñoo ko bokk ñu fay natt ay koppar yoo xamante ni si mooy fonctionnement li nga xam ne mooy ministériel yu bari lépp loo xam ne ci wàllum koppar fa lañ koy natte kon lu mel noonu tamit yoon la ñu daal di koy càmbar am ca blanquette lépp loo xamante ne si dafay dugg ak a génn askan wi tamit man caa xam donte ni sax yeexee na koo wax mënoon na koo teel a wax bu boobaa tamit ñoo xam ni waaye fi ni circonstance yi demee ak njott day daal di am mën nañoo njott ni kon fi mu ne dañoo dem ba seen diggante neexatul kenn ku ne di tuumal sa morom di sulantey mbóot di tamante ndëmm te ba muy neex
ñoo daan ànd. li xale yi di wax naan yaa fekkee ba muy yaa bokkoon ba muy neex safkaan yi. waaw mi ngi noonu ba muy neex kenn déggu ko mu wax. waaw yaa bokkoon kon bu safee kaan yi rek nañ ko yee. mi ngi noonu bu safee kaan yi kon nañ ko bokk yee waaye tamit lu ci mënti am yoon la. ñu càmbar ko. am na solo dinañu jokkoo léegi ak Ousmane Sène journaliste la moom xam-xamam màcc ci wàllu politique ndax mbir mi politique rek moo ko laal. waaw non politique moom mënuñu ko cee génnee c'est loolu mooy base bi quoi parce que comme ni ñu ko waxee ba bu fekkee ne. politique ak intérêt personnel. mais évidemment bu fekkoon ne logique intérêt pour mu leer rek la wala intérêt askan wi du ñu toog ba heure bii ñu koy doog a évoquer sincèrement loolu moom bu ñu ko jéemee nier sax c'est nier l'évidence maanaam jéem a wax li nga xam ne yanuwul maanaam li leer ba leer mooy mbir mi. coow li am fan yii nii ci biir APR ci biir majorité bi moo tax ñu Moustapha Cissé Lo honorable daal di yëkkati yile kàddu wala muy wax ay audit gestion xam nga déjà boo fàttalikoo déjà kii di Moustapha Cissé Lo yàgg na wax carrément ne Moustapha Niass moom sax newoon na daf bëgg nekk président assemblée nationale ndax jàpp ne Moustapha Niass mag la waratu ko woon nekk malgré tout président Macky Sall maintenir ko ba ci deuxième législature bi ci seen mandat wu président Macky Sall donc loolu déjà day ñëw confirmer maanaam ñàkk déggoo bi nga xam ne am na ko ci Moustapha Niass ak la mu jiite assemblée nationale donc loolu moom kenn mënu ko cee génne donc politique bi forcément dañ koy citer ñi ngi ak Ousmane Sène wax naa leen ko léegi di journaliste bu xam-xamam màcc lool ci wàllu politique Ousmane ñu amaat mbégte ànd ak yow comme à chaque fois bu ñu la soxlaa ci sujet yu mel nii nga ànd ak ñun ci King FM tey ponk bi benn la bi ñu tàmbalee mooy génn Moustapha Cissé Lo génnaat bi mu génnaat sax mën nañu wax loolu ci Moustapha Niass ni fi mu nekk ni jot na nag ñu auditer ay mbiram ci biir assemblée nationale ndax mbir mi ni ma ko waxee Pape Madiakhaté mën nañ ko lal ci politique ak ay intérêt personnel allo bon mel ni ñàkk nañu Ousmane Sène ci téléphone bi dinañu jokkowaat ak moom le temps ñuy wéyal waxtaan wi Dior Mbodj ëllëgu assemblée nationale wala bu Moustapha Niass fi mu nekk nii ginnaaw bi Cissé Lo yëngalee nii yëngal tuuti ay mbiram naka la nar a mujjee ci sa gis-gis. du mujj fenn parce que tamit quoi qu'on puisse dire yu mel noonu yàgg na fi am te mujjul fenn bu ñu fàttalikoo fan yi yàggul dara rek kii di Moustapha Diakhaté ne bokkoon ci législature ba passé ñu ngi ko doon accuser ni bi muy nekk assemblée koppar gu takkoo dañ ko doon verser chaque mois ni loolee pour parti bi la mais koppar googe biñ ko ci accusé moom daanaka dafa indi ay leeral ni da ci daan fay permanence APR yi nga xam ne ñoo nekk ci Sénégal seen wàllu électricité ak wàllu location ak affaire yu ni mel te koppar gi boo gisee lim bi ni mu takkoo kenn mënu laa wax na mu toll ci durant 5 ans yooyu waaye fu mu mujj ba léegi kenn déggu ci lenn moo tax ñu jàpp ni Moustapha Niass it lu manti am man sama gis-gis mooy du mujj fenn parce que allié la te ñoom tamit yàgg na ànd ak président Macky Sall wóolu ko moo tax mu indiwaat ko parce que njëkkoon na koo indi ci législature ba passé gars yi kaas nañu waa APR ci boppam bu ñu sañoon ñoom ñooy jiite assemblée kaas nañu ba sonn mais am confiance peut-être xaj na moo tax mu indiwaat ko ci bopp li nga xam ne moo di assemblée nationale moo tax man sama gis-gis dama jàpp ni tamit ak lu manti am tamit du mujj fenn Pape. oui effectivement du en fait mënuñu am yaakaar ne dina mujj fenn ndax boo xoolee ni nga ko waxee nekk na loo xam ne yàgg nañu ko kaas mais lii au delà de coow li nga xam ne jur na ko ak demande bi nga xam ne Moustapha Cissé Lo honorable député sàkku na ko day firndeel encore une fois que en fait li nga xam ne moom mooy ñi nga xam ne ñoom la ñu dénk ay ndombal tànk souvent bu ñuy def yenn yi wala bu ñuy jël yenn mesures yi wala bu ñuy sàkku yenn yi day tënku ci ay intérêt wala jubóowuñoo kenn wala am nañu problème kenn parce que gis nañu fi quoi qu'on puisse dire biir assemblée am nay mbir yu bari yoo xam ne nemeeku nañu ko fa mënoon nañ ko def bu yàgg déggoon nañ fi commission d'enquête parlementaire ay at a ngi nii combien de fois ci combien de dossiers la ko député yi nekk ci opposition bi di sàkku mais à chaque fois blocage daf ci am ak yeneen i mbir yu baree bari yoo xam ne dañu ci war a taxaw dès le début ci yeneen dossier mais xëy na peut-être daf leen xaw a jege loolu wala
wala ñañu ca war a laaj wala ñu war a ci indi ay leeral dañ leen jege moo tax mais à chaque fois dañuy gis ne bu leen soxalee bu leen ki mu concerne bu fekkee ne am nañ problème ak moom rek ci la ñuy yëkkati yenn yi yu ci mel ne commission d'enquête parlementaire bi nga xam ne defoon nañ ko récemment ci ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko moom ak ñu bëri dañoo jàppoon ne mbir mi moom xëy na moom la ñu visé woon singali woon rek mais mënoon nañ ko tijji ci yeneen dossiers yoo xam ne tudd nañ ko fi avant yu ci mel ne ay Prodac ak ñoom it seen de la même façon que bii aussi audit li nga xam ne moom mooy gestion à Assemblée nationale ak koppar yu bëri ñooñu fay tudd moom Sonko sax bañ ko woowee ku déglu ko demul far exactement donc demul daa préféré dem tourner donc audit bi député opposition yi loolu yàgg nañ ko kaas loolu moom du lu bees mais pour li tax tey jii ni ñu toog ba heure bii moo ñu koy clamer ba tey et puis il faut dire que fu mu toll nii moo touché bouche cousue maanaam kenn bugg ci yëy yàbbi ci mbir moomu xam naa ne fu mu toll nii moom député opposition yi xëy na ñoom ñooy gën a yomb ci ñoom lay gën a yombee ñu àddu ci ndax xëy na ñoo ci gën a nekk à l'aise ndax yàgg nañu koo kaas tey bu fekkee ne seen wujj moom moo ci bëgg a àddu moom kon day doon loo xam ne non seulement day firndeel ci seen position mais en même temps da leen di réconforter donc doon na loo xam ne loolu rek lañ ci mën a jàngat de façon globale que gars yi dañoo am agenda bu ñu amee ay problème bëgg ko lijjanti si la ñuy génnee ay mbóot ak ay mbir yoo xam ne xëy na bu yàgg dëggoon nañ ci seen tànk et je pense que loolu c'est quelque chose de regrettable et encore une fois day décrédibiliser maanaam ñàkk doyadal ñi nga xam ne ñoom ñoo fa nekk ci kanamu askan wi nga xam ne yaakaar naa am nañ yeneen i problème yoo xam ne bu ñu sañoon gars yi gën cee nekk que yu dul yenn kàddu yi nga xam ne wala yenn position wala yenn calendrier politique yi nga xam wala politiciens yi nga xam ne gars yi ña nga ca te jëfeewuñu ko je pense que loolu faaw gars yi di ci bàyyi xel xam ne aussi nit ñi kenn mënatu leen ndax léegi nit ñi dañuy ubbi seen i gët di xool li nga xam ne mooy xew léegi comme ni ñuy wax les gens sont muus nañu léegi yeewu nañu depuis quelque temps donc yu bëri bu amee rek dañuy comprendre daal di avancer bàyyi ba bu wax jotee wala bu jëf jotee ñu daal di def bu wax jotee wala bu jëf jot ñu daal di def mi ngi noonu mu nekk loo xamante ne si lu doy waar la parce que tamit genre yi enquête yu mel noonu wala rapport yooyu boo gisee sax Farba Ngom temps yële bi mu defee sorti ci Faram Facce mi ngi doon wax naan Moustapha Cissé Lo habitué des faits la parce que moom genre chantage yi da koo yàgg a def parce que mandaam fi nga xam ne moo di CEDEAO day waaj a jeex te comme que xam na ni mandat bi léegi mu jeex faaw mu yëngal système la boo xam technique stratégie la bu mu teg ngir bëgg a secouer kii di président Macky Sall bëgg kii xam nga Père Cissé Lo nag temps yi booy town la parce que dafa bëgg a jël mairie bu Ndakaaru mais ay stratégie alors doguma la Dior Mbodj ñi ngi ak Ousmane Sène ñu ngi koy annoncé boobook léegi Ousmane ginnaaw bi ñu la nuyoo am mbégte àndaat ak yow ci suba si ponk bi ñuy waxtaanee tënk nañ ko ci génn bi Moustapha Cissé Lo génn jëmale ko ci Moustapha Niasse ñenn ñi ne politique moo ko lal ña ca des ni est-ce que sax du ay intérêt personnel yu ñuy défendre Ousmane Sène. waaw maa ngi leen di ziar yéen ñëpp di leen gërëm parce que jàngat bi ngeen ci def bu yanu maanaa la parce que boo seetee tey jii boo ko naroon tënk mu ngi dem ci contexte ak acteurs yi ak institution bi contexte bi mooy lu tax heure bi parce que moom nekk na député ay yoon ba ci mandat bi nga xamante ni itam dem na ba nekk ci am ci mandat fële parlement CEDEAO mu toog ba heure bi mu wax ko loolu lu jaaxal ñu bëri la loolu mooy problème mu contexte bi. acteurs yi itam boo koy seetee diggante Moustapha Cissé Lo ak Moustapha Niasse à l'époque man defoon naa fi benn chronique bu ma tuddee woon la guerre de Moustapha parce que booba Moustapha Cissé Lo la ak Moustapha Niasse ak Moustapha Diakhaté boobu mandat président Assemblée nationale 1 an la woon bañ ko waroon renouveler kii bokkoon na ci ñuy défier woon président Macky Sall parce que dañ ne woon joxe na instruction woo waa partem ci palais pour wax leen ne Moustapha Niasse mooy candidat am te itam na jàll loolu nekkoon loo xam ne coow lu rëy la woon parce que moom dana woon du bàyyi kon ñaar ñi jubboowuñu déggawuñu dafa mel ni kon góom bu niwaat rek ndax itam li ki yor ki soxla na ko te ba léegi itam génnul ci xelam kon jubboo amu fa ak déggoo bi nga xamante ne moom moo leen war a boole. institution bi nag mooy itam assemblée nationale ni muy fonctionner booy seet sax tey da ngay naan tey la institution bi gën a am jàmm tey la institution bi gën a am tuuti transparence parce que bu njëkk mooy ñu am pour contrôler sax amu fi woon kon noonu muy doxee bu fekkonte ne tey dañ ko war a auditer yaakaar naa la ñu njëkk a def mooy réformer ko ba nga xamante ni itam texte yi dinañu méngoo ak soppi li nga xamante ne mooy doxalin bi
ma jàpp nag ni itam lépp luy reddition des comptes loolu moo waroon nekk sax règle bi waruloon nekk exception institution bu nekk ci réew mi dañ ko waroon di auditer mais bu fekkente ne tey le gouvernement devait être responsable devant l'Assemblée nationale ñëw di fa rendre compte député yi laaj gouvernement yi li ñu def yëpp ak xaalis bi mu jël ak budget bi ñu ko jox naka la ko lijjanteeg naka la ko liggéeyee loolu bu demee bi antuwul est-ce que kon ci biir assemblée ci boppam foofu reddition des comptes dina fa mën a antu loolu problème la loo xamante ne routine la waroon nekk dem bu ko nit tuddee mu mel ni suuf si moo yëngu xam nga kooku posé na problème parce que itam day mel ni règlement de compte tey jii parce que ni assemblée doxee di ko doxee ba tey jii bu nit jógee ne nañ audité assemblée kooku itam ne koo xam ne am na lu mer am na ku mere kooku au lieu mu nekkati reddition des comptes mu ngi bugg a jël yoonu règlement de compte ba nga xam te ni ñaari acteurs yi boo seetee rek da ngay xam ne ñoom déggoowuñu li nag nekk loo xamante ni itam lu yéeme la parce que li tax mooy gis nga assemblée nationale man dama ne bés bu ñu waxoon ne nañ ko audité audit boobu waroon na nekk loo xam ne dafa war a tàmbalee ca ña ko dirigé woon ca njëlbeen ba tey jii parce que li tax mooy règlement ba fa nekk moo mayewuloon loolu moom moo taxuloon itam nit ñi mën a am bët ci assemblée mais tey bu fekkente ne Moustapha Cissé Lo mooy ñaareelu nit ku ko wax ndax Me El Hadji Diouf bu ngeen fàttalikoo ci législative bi ñu ci jubee moom newoon na nañ audité assemblée ndax oto ya nettoyage ak lavage rek ak vidange rek mu ngi leen di coûté xaw ma ñaata mais ñoom itam dama yaakaar ne fi ñu koy waxee moo baaxul parce que dañu dem ba ci cappaandalu mandat nga xam ne yëf yi jeex na tàkk nga dóor a jóg bu fekkee nag ne nit ñi balaa ñoo mën a fàttaliku intérêt askan wi rek di xeex seen diggante wala ñu xeex seen biir wala balaa ñoo fàttaliku intérêt askan wi ñoom seen intérêt bopp ñu menacé ko mais boobu amatul njëriñ parce que itam booy seet boobu day demaat rek ba delloo ñu ci li nga xamante ne mooy doxalinu politicienne bi te mooy moo tax ma ne politiciens yi boo leen di laaj ñuy tontu da leen di laaj bu ñuy tontu ngay laaj bu ñu laaj ngay laajaat ndax ñoom wure mooy li ñu njëkk a def mais mu mel ni itam ginnaaw wure boobu dafa mel ni wor dafa bokk ci charte yi nga xamante ne mooy doxal politique ba nga xam ne dañu agsi foo xamante ne kii da ngay xam ne ci ñaar yooyu la taxaw day wure te fas pare naa wor parce que tey boo seetee Moustapha Cissé Lo tey ak Moustapha Niasse seen diggante mosta neex mais nag il se toléré ba nga xamante ne jusqu'à présent peut-être kenn ci ñoom intérêt menacé wu loon mais bi ñu demee ba gis na kii di Moustapha Cissé Lo nag intérêt menacé wu na en tout cas bàyyitul kenn parce que yemul ci assemblée nationale moom song na parti bi song na assemblée nationale song na ministère de l'agriculture te itam xam naa ne pare na song sax ki nga xamante ne mooy njiitu réew mi muy président Macky Sall. alors Ousmane Sène nuyuwaat la bu baax Pape Madiakhaté Sarr ci kàddu gi yaa ngi koy wax tey jii nii daanaka yamatul sax ci assemblée nationale waaye dem na ba ci biir parteem justement coow li nga xam ne nekk na fa gis nañ ne Moustapha Niasse président Macky Sall daanaka mën nañ ne ko moo ko fa taaj boobaak léegi bii mooy deuxième magistrature am tey jii nii président Macky Sall voyagé woon na ñibbisi ñu bëri ne woon bu ñëwee dina siffler fin wu récréation bi. rawatina ak ci mbirum assemblée nationale beeg sortie yu répétitive yu Moustapha Cissé Lo ndax jàpp nga ne dana ca def dara surtout jëmale ko ci Moustapha Cissé Lo mi nga xam ne daanaka ñoom ñaar depuis njëlbeen nga la ba léegi ci APR. moom xam nga Moustapha Cissé Lo bu waxee doo dégg ñu ne Moustapha Cissé Lo wax na dañ ne waxati na. wala Moustapha waxaat na. kon loolu moom il est coutumier defee comme ni ngeen ko souligné sànq ci la dëkk loolu itam yàgg ba jaaxal ñu bëri ñu ne lu tax. Macky amee karawaasam àddina bi yëpp aussi dajale seen karawaas jox ko te bu waree dóor du dóor wala boog bu buggee dóor dañu ragal ne ñemewul dóor wala lu ñu mel noonu léegi nag ñib si na mais ci politique itam damay faral di wax ne tout ne se règle pas par la force parce que itam ni may faral di wax tous les soldats ne sont pas égaux sur le champ de bataille parce que Moustapha xam naa ne bu ko sonalee tey itam am na foo xamante ne jëriñ na woon na ko fa parce que lii muy def nii tey di ko jëmale ci ay nit doon na ko koy defal jëmale ko ci ñeneen bi loolu bokk na ci li tegu ci balance bi de may Macky Sall pouvoir parce que bul fàtte ne nag xeex bi ñu fi xeex maître Abdoulaye Wade ci Assemblée nationale Moustapha Cissé Lo ak Mbaye Ndiaye dañ leen mujjoon dàq ba biñ ñëwee sax lañ leen jox indemnité fay leen ko ci seen salaire yu nga xamante ne dañ ko suspendre woon ci Assemblée nationale kon ñoom xeexal nañ Macky Sall ba jot ci nguur te itam nag pare nañ xeexaat ba xañ Macky Sall nguur parce que dañ jàpp ne maanaam payoor bi nga xamante ne ñu ngi ko doon xaar ci président Macky Sall peut-être gisatuñ ko amatuñ ko parce que moom nee na soxlawul ci moom dërëm soxlawul ci moom xaalis mais yëg bi nga xamante ne da ko amoon ci moom te yëgatu ko gisatu ko déggatu ko nee na looloo ko métti moom nag kon dafa métti ni kon colère bi nga xamante ne moom la doon sàmm ci président Macky Sall gisatu ko mu ko koy delloo te loolu moo ko ci métti kon est-ce que nekkul
Ousmane kon est-ce que nekkul sorteem yi nga xam ne da koy continuer di def ni nekkul ay stratégie la ngir fexe ba président woolu ko parce que nee na ay lu mat ay weer a ngi nii mënut a fexe ba toog ak président kon ko du ay est-ce que du ay pexe. waaw xam nga dañ ne boo nuuroo ci dégg jàpp jën kenn mënatulaa tere nuuru parce que yàgg na koy def mu koy jox ndam maanaam def na ko ñu woo ko toog ak moom ne ko nag yëf yi nii lay doxee bàyyil ni ngay waxee mu bàyyi wax na ko ñu woo ko ne ko mbir mi nii la waroon doxee nañu ànd def lii ñu ànd léegi nag bu demee ba def ko defaat ko déggul kenn ku ko wax ne ndong sax yaakaar naa dina xëy a xëy nag sax àgg foo xamante ne dina jéggi dayoo parce que fi mu ne nii pareetul arrière pareetul taxaw bu fekkente ne nañ daan def ak moom defuñ ko maanaam ñu woo ko toog ak moom échanger ak moom wax ko charte parti bi ak ni nga xamante ne noonu lañ fas yéenee doxee léegi nag fi mu nekk nii problème bi mooy am politique tout ne se règle pas par la force gis nga nit bés boo duggee ci politique ba ñëpp yëkkati seen doole jox la ne la fi mu ne nii yow rek am doole del faj am na nooy faje itam dina dem ba gaañ la yow parce que retour de flamme mën na ci am Moustapha Cissé Lo nekk na koo xam ne moom bu tëbee jóg wax am na lu ko tax a wax wala am na lu ku ko tax a wax fi mu nekk nii réew mi toll na foo xamante ne APR ci boppam parti bi wóolootuñu fi ñu jëm maanaam mooy waxu mandat bi ñuy wax ndax day am troisième wala du am troisième xam nga ci carte boobu rek tax na ay nit ñu bëri ñoo xam daaw leen dégg sax ñu ngi commencé wax mu mel ni ñu ngi commencé itam ñoom ruuj seen tool boo xamante ne fas nañ ci liggéey biir coalition bi ci boppam am na ñoo xam daaw leen dégg ñoom ñu ngi commencé di taxaw di wax di jàkkaarloo ak askan wi yooyu yëpp nag boo ko dajalee kon ku nekk dafa mel ni mu ngi jóg di wax mais am na noo koy songee rek da nga yokk làngu noonu parce que xamoo ñi nekk ci gannaaw wala ci gannaaw ñi mu nekk ba nga xam ne kon nekkul ne force ngay régler yëpp il faut que nga def enquête ba xam ki ko tax a jóg ak fan la bokk ak ñi tax muy yëngu bu ko defee nag nga door a xam ndax ba léegi ci sa biir kër la yëngu waaye fa la bokk wala boog day yëngu sa biir kër waaye dafa paree dem parce que paree toxu moom kenn mënu ci moom dara moo tax nag loolu tànk leeru ko am na nu muy duggee ak force yaakaar naa xam nga benn humoriste canadien mooy wax ne tout ne se règle pas par la force et le jour que tu le sauras c'est le jour où tu verras un moustique sur ta joue xam nga foofu boo dóoree yaakaar naa di nga dóorale sa bopp man damaa jàpp ne actuellement Moustapha ngi yëngu mais faw balaa ñu agir ñu xam ki tax muy yëngu wala li tax muy yëngu bu fekkee intérêt boppam la ñu xam ne kooku intérêt boppam la ñu traité ko comme tel bu fekkee intérêt réew mi la ñu xam ne intérêt réew mi la ñu traité ko comme tel bu fekkee yeneen intérêt privé yoo xamante ne mu ngi ci gën a am te yëgaguñ ko ñu fexe ba couper cordon ombilical bi wala boog itam bu fekkee day dem mu dem mais mu bañ leen wàññi dara mais am na ñu ñuy songee mën na dem yóbbaale loo xamante ne itam mën na leen wàññi ñoom parce que actuellement yaakaar na addition lañ gën a soxla ne soustraction surtout ci fii ñu dem ci seen mandat deuxième mandat Ousmane est-ce que nekkul Moustapha Cissé loo xam na ni président est-ce que mën na koo teg ay daan parce que moom député la peuple bi ñoo ko fi teg mu am mandat boo xam ni dafa déterminé par rapport ak ki nga xam ni ministre la wala directeur général kooku président à tout moment mën na yëkkati ay sanctions teg ci kawam mais moom mi est-ce que nekkul ni neex naa sanctionné waaw gis nga côté boobu dama ne gis nga maye buur ak baadoole bi ci jiitu mooy ma xëy ne Kumba Ba mi duma ko tëj mais bu paree tëj doo añi sa kër parce que xam nga kii prondol yee bëri xam nga tey am na mandat 5 ans boo xamante ne moom mandat électif peuple bi ñoo ko jox dégg nga muy naan Macky Sall na jël li ma joxoon yëpp te bàyyi ma li ma askan yu jox mooy mandat électif am boobu waaye bul fàtte ne nag buur dafa dem ba xam ne fi mu nekk nii nit mën naa dem ba tëj ay buntoom yëpp ba bu ko soxlaa du ko gis mais loo fi déggoon Moustapha Cissé Lo moo njëkkoon wax ci réew mi ba Moustapha Cissé Lo ba léegi day naan na kër yi jóge fii nañ tas kër yi nañ ko fi jële baaxul tey baaxul ëllëg est-ce que yu mel nii taxuloon muy wax loolu parce que xam na ne tey jii mag kere yi moom la ko tax a jóg mooy kereel la kere yi moom ku mu bëgg a kereel la ndax yow moom foofu nga toog noonu sañse bi nga sañse bu ma ñëwoon pour nga wax ma fi nga ko jëlee ak fi mu jaar ba xaalis bi egsi ci yow kooku déjà problème la kon nga xam ne ñi nga xamante ne décret moo leen fal décret moo leen di folli léegi ci lu gaaw ñi nga xam ne mandat électif lañ yor mënuñoo wax dërëmu askan wi bés buñ leen laajee ne kaay leen rendre compte ci li ngeen yor kooku problème la kon porondol yi duñ jeex dama yaakaar ne moom bu yaakaaree ne itam mandat électif sécurité totale la am na fu mu amee défaillance parce que itam am na nit ñoo xamante ni ci ginnaaw gis nga fañ leen jaar te kenn yaakaaruloon ku mel ni Karim Wade par exemple dañ ne woon ministère yi yor yëpp def nañu audit amul fenn foo am na malversation mais bañ ko waxee kër yi kaay wax li nga yor ak le renversement de la charge de la preuve nga xam ne yow yaay wax yow yaay justifié wu xam nga ne loolu ci juridiction boo xamante ni sax amul recours luñ la atte yow loolu nga moo lay daan
kon xam nga dèjà porondol yi du ñu jeex moo tax ma ne la diggante buur ak baadoolo moom xëy bañ laa bugg a tëj xëy mooy jàmm ji waaye ko soxlaa moom dañ mën a jaar bëri na moo tax nag bu fekkente ne dem nañu ci xeex complète boo xamante ne moom bataille rek moo des boo moytuwul itam yuuxu mën naa jibee fuñ ko foogee woon itam nag en politique aussi yëf yi comme président Moussa Ka wax nee na duy ëmb day xëy rek xëy wasin dëgg la de voilà moo tax ci condition yi ñu nekk nii xeex la boo xamante ne bul yaakaar mukk ne ndam li kii tën na ba faw wala kii itam am na ndam ba faw parce que itam nag yëf yi mën nga yaakaar ne itam ki ngay song lu ndaw la wala ku ndaw la nga song ko itam mu jural la loo xamante ne yaakaaroo doo ko foogee woon dëgg la Ousmane ñi ngi lay gërëm bu baax a baax Ousmane Sène may fàttaliwaat ni moom journaliste la waaye xam-xamam dafa màcc ci wàllu politique ak doxinu réew mi di ko gërëm bu baax analyste la moom it ci wàllu politique daanaka ponk boobu dañ koy ñëw jeexal dugg ci beneen boo xam ne nag rapport la bu ONG Human Rights Watch génnee di dénoncer situation des enfants talibés coow li dafa mel ni jeexagul ni ko sëñ Saliou waxee sànq daaw ñi ngi woon plutôt ci beneen sujet ren ñu ñëw ci xale yi ngir bàyyi ci xel man nag li ma jàpp ci rapport bi mooy ndax li xewoon jamono yi weesu ci xale yi nga xam ne dañ leen jéngoon taxul seen rapport ñu gën ko jëmale ci wàllu woowu waaw Kals rapport bi loolu ci la ndax tudd nañ ko ci xale yi ñuy jéng ak yi ñuy métital yi nga xam ne dañuy dawee seeni daara ak ba tax ñuy leen di teg yenn situation yi maanaam di leen dem sax ba di leen jéng ngir téye leen loolu Human Rights Watch def na ko ci biir rapport am ak ndongo yi nga xam ne seen sëriñ daara yi dañ leen di. mais xale yaa ngi ci tali bi ba léegi. waaw xale yaa ngi ci tali bi ba léegi de mu ngi. mais conditions yi amélioré wu na quand même. waaw en fait wax na ko nee na ci biir rapport bi nee na état bu Sénégal ndéem def na ay jéego ci jamono yu ñu weesu mais nee na dafa yéex loolu jéego yi. par rapport voilà exactement ni muy doxee ndax ba léegi ndongo yi ñu ngi daj ay métit ba léegi ñu ngi leen di yalwaanloo di leen imposer ay xaalis maanaam da nga sas téeméer boo ko indiwul ñu teg ay métit ci yow wala dóor la ak yeneen mbir yoo xam ne ba jëm sax ci li nga xam ne mooy jàppale gi jëm ci ñi nga xam ne ñoom ñooy def ay daara di ci jël ay xale yooyu yëpp ñàkk jàppale gi wala boog jàppale gi nga xam dafa des yooyu yëpp ñi nga xam ne ñoo di waa Human Rights Watch daal nañ koy wax ñaawlu ko di sàkku nag ci état bi mu indi ci ay saafara yooyu bokk na ca comme ni ma ko waxee léegi gën a jàppale ñi nga xam ne ñoom ñooy yore daara yi ngir ñu gën a mën a moderniser seen njàng ak yor gi nga yore li nga xam ne mooy tout tànk yi def également li nga xam ne moom mooy dissuasion maanaam ñi nga xam ne dañuy teg ay métit maanaam di leen yalwaanloo wala di leen teg ci ay métit wala di leen jéng wala di leen sas ay téeméer ak ñoomin seen loolu ñu daal di fexe ba ñi koy def ñu teg leen ay daan ba képp ku ko bëgg a defati wala ku ko nar a defati dootoo ko def en même temps également ñu jàppale ñi nga xam ne ñoo nekk ci yoonu jub ci wàllum yorum xale yi ak ndongo daara yi bu ko defee lépp mën a yemb donc loolu doon na ay recommandations yoo xam ne def nañ ko et je pense que problème la boo xam ne à chaque fois day ñëwaat mais il faut que état bi tamit jël ci ay saafara wut ci ay solutions définitives mais pas ay solutions yu conjoncturelles ndax encore une fois ñu ngi wax ci biir rapport bi ne benn manquement mooy li ñu waxoon ne dañuy jëlee xale yi ci mbedd yi Dakar rek daanaka lañ ko yemale donc bu objectif bi daanaka day xaw a limité alors Dior Mbodj réew mu mel ni Sénégal ndax génnee fi xale yi ci tali bi moom dina yomb nekk na liggéey boo xam ni bu méttee métti lay doon faaw mu am li nga xam ni moo di suivi te booy xool Sénégal nag bërët rek la ñu am boo gisee bërët yi ñuy commencé waaye du mujj fenn ndax boo xoolee bi ñu jëlee décision boobu leen ni dañuy jëlee xale yi ci mbedd mi commencement bi métti woon na loolu da ngay gis ci mbedd yi Ndakaaru yi daanaka lu mat semaine yu yàlla doo gis sax taalibe boo sarax nit ñi sax dañ ko doon kaas parce que nee nañu bu ñu fi jëlee taalibe yi Sénégalais dañu am coutume boo xam ne Kals soo xëyee wala sëriñ da lay digal saraxeel nangam génneel ab sarax suukar wala nangam ak nangam bu ñu xëy waaw dañuy feebar léegi nag bu ñu jëlee ñoom nit ñi dañ doon kaas bu ñu jëlee xale yi ci mbedd mi léegi kan la ñuy jox sarax bi mu nekkoon nag loo xam ne lu doy waar la ñoxo Baye Diouf ñu dénkoon ko wàllu protection petite enfance ak lu ni mel ñu commencé def ab liggéey ba ñëpp dundee yaakaar ne xañ na peut-être dina aboutir à quelque chose ñu gis ne ca cëppaandaw ga mujjul fenn xale yi tey la ñu gën a exister ci mbedd mi tey la ñu gën a dund li nga xam ne moo di maltraitance tey la ñuy gën a fanaan ci mbedd mi ak sedd bi ak jafe-jafe yooyu yëpp amul lenn loo xam ne wàcceeku na ci parce que dañoo jëloon ni yenn ci ay daara dañ
leen a fas yéene accompagner ñu nekk ay daara moderne yoo xam ni xale yi nga xam ni récupérer nañ leen dinañ essayer insérer leen foofule ba nga xam ni dootuñu génn di yalwaani dootuñu taxaw ci mbedd mi état bi dina accompagner daara yooyu subventionner leen ba nga xam ni dinañ mën a accompagner loolu waaye ñu gis ni ba tey des na lu bari sax des na ci kon ñu gis ni liggéey bu métti la parce que tamit mbir mi man dama jàpp ni Dakar dong lañ ko yemale te Sénégal du Dakar dong boo demee ci région yi fa la gën a wulee ñaay da ngay gis taalibe yi ci mbedd yi di langaamu fanaan ci kii di lang ci oto yi di def yu n'importe quoi kon yëf yi du Dakar Sénégal du Dakar kese Sénégal 15 régions la bu ñuy def affaire yu mel noonu yëpp lañ ci war a boole mais buñ ko yemalee Dakar rek tamit rapport bi bu buggee ne da ngay gis ni ci yeneen dëkk yi ci biir au fongal mi du Sénégal problème bi dafay persister ba tey Pape si on se rappelle xoolal ce qui s'est passé au niveau de Médina 9 enfants talibé yi nga xam ne dañoo ñàkkoon seen bakkan ci lakk gu incendie bu méttee métti mu nekkoon loo xam ni daanaka juróon coow ci askan bi autorité yaa ñépp ku ne dem fa ñu wax ñu dinañ jël ay mesures nangam fu mu mujjul fenn tey la taalibe yi gën a sonn tey la ñu gën a nekk ci bedd mi seeni sëriñ tamit am ci part de responsabilité bu mag comme ni ko seeni waajur amee part de responsabilité parce que man gis naa ni état mënul lépp mu def ko am na daara yoo xam ne ay internat la ak ay externat daara yoo xamante ni si sa doom dina xëy jàngi bu fekkee bëggoo mu féete fa définitive mën na xëy jàngi bu ngoonee mu wàcc ñibbisi nga jël en charge sa doom mais jël xale bi bàyyi ko ustaasam doo ko yónnee lekk doo yónnee naan doo yónnee dund doo ko yónnee yére xamoo ba xam xale bi mi ngi lekk xamoo mi ngi naan xamoo mi ngi ci nekk ci yan condition la nekk danga ko koy jox rek fàtte ko léegi sëriñ bi moom tamit bu fekkee yor na taalibe yu bari amul les moyens yu nga xam ni dina ko permettre à ce que ñuy teg ay cin di leen toggal ba nga xam ni du ñu yalwaani du ñu def dara il est obligé mu sànni leen ci mbedd mi de ce fait nag xale yi dañuy exposer n'importe quel danger dinañu dem yalwaani ñu sas leen téeméer chaque jour nga war a verser téeméer soo ko amul boo xalaatee ay dóor di nga jéem a sàcc dalay pousser nga nekk ci yenn banditisme yooyu yëpp day daal di posé wu. On espère que rapport bi nga xam ne génn na dina jur saafara wala état bu Sénégal dina jëlati ay mesures bu weesoo ramasser xale yi nga xam ne doon nañ ko def ngir delloo leen ci ay kër xëy na dinañ jël yeneen i mesures yoo xam ne fii ak 2020 bi balaa moo jeex dinañu nemmee ko ay saafara ak wàññi it seen ay situation yu metti yi nga xam ne moom la xale yi di dund de temps en temps alors ci la ñuy marqué sax ñun benn pause musicale le temps de revenir tey suñu rétro dañuy dellu soit ak Aminata Ba wàllu environnement lay doon tey Pape Madiakhaté Dior ginnaaw bi ñu defee démb société reveniraat un peu ci les faits les plus marquants de cette année 2019 tey environnement bi la ko dalee 1er janvier 2019 ba tey ji Aminata dinañu ko tënkal ci benn dossier waaye alxamis di jeudi am nañ fi un grand débat politique ak Dissa Préra boo xam ne dina opposé ñaari ndaanaan ci wàllu politique ci réew mi Birahim Seck bu Forum Civil ak Moussa Diop ancien directeur wala directeur ba tey bu Dakar Dem Dikk buy ñëw nañu àndaaleel benn bus Dakar Dem Dikk waaw suñu reporter yi mën a dem seen reportage tranquillement jeex na donc monsieur le directeur on a besoin d'un bus comme ça ñu am bu ñuy ñibbi ñu mën a yóbbaale ñoom Cheikh Faye ak suñu di ramas waaw voilà di ramas ak ñoom soxna Dior ak ñoom voilà ña ca des voilà kon ñi ngi leen di xaar ce sera inchallah jeudi bi bu 9h30 jotee wàllu tàggat yaram Pape Madiakhaté sa dina ci ñëw ci rétro bi nga xam ne moom mi ngi ñu koy liggéeyal daanaka yemb na sax ba noppi xam naa ajjuma bu soobee yàlla dinañ ci dikk ak yéen Dior Mbodj ci wàllu yoon justice dina ci def dossier bu am solo moom it di ngeen ko dégg ñu retracé waat un peu ñi ñu tëjeeg ñi ñu tëji moom bëri na ci réew bari na lool naa ni di nga lim da ngay tënk rek ndax da ngay sonn wallaahi da ngay tënk rek di nga lim ba sonn ñi ñu tëj ak ñi ñu tijji ak ñi ñu tuumaal bari na lool bari na lool sax kay bari na wàllu culture également dinañ ci ànd ak Penda Badji moom dina ñëwaat ci événement yi les sorties li nga xam ne gis nañ ko ci ay prix ay nomination lépp loo xam ne dund nañ ko ci atu 2019 bi Penda Badji dina ci dellu si ci wàllu culture naka noonu yeneen xale yi tamit ñi ngi liggéey ci ñi ngi liggéey ci économie wàllu santé éducation ak Kumba Ba normalement Kumba suba dinañu dikkal moom ci wàllu éducation voilà ñu fàttalikuwaat un peu li ñu fi gën a marqué ma bàyyi leen ñu marqué benn pause bu ndaw seeti ji waa service commercial ñoom Amina mooy Retro King tey nag dañ leen di proposer wàllu environnement voilà comme chaque mardi
am ngeen habitude di ànd ak ñun ci lépp lu jëm ci wàllu environnement Aminata Ba moo ñu koy dégtal léegi lay doon ginnaaw bi ñu dégloo démb bu société ak Ndeye Mati Dieng Aminata ñi ngi lay nuyu dalal la tey ci Retro King bu environnement. atum 2019 di waaj a jeex bëri lool ay xew-xew yu fi am lu ñeel aalam gi bu ñu fàttalikoo atum ren bi président Macky Sall ci bi mu doon amal gouvernement bu bees ci juróom-ñaari fan ci weeru avril ci la yëkkatee Abdoulaye Bibi Diallo ci bopp ministère bi yore aalam gi teg fa Abdou Karim Sall moom jëwriñ ji sax yàggul dara ginnaaw biñ ko tabbee ci juróom-ñaari fan ci weeru mai amal na tukki nemmeeku ca usine Senchim ba nekk ca Arroy-sur-Mer mu daal di fay xamle ñu ngi fa stocké lu tollook juróomi téeméeri tonnes ay produits yu am tooke. Nous avons à peu près 500 tonnes de déchets qu'on a entassés quelque part dans un coin et nous avons demandé à ce que des dispositions soient prises avant que des solutions définitives ne surviennent. waraloon ñu fa dëkkee ne seen bakkan mu ngi ci xotu gerte. seen si moom wax dëgg yàlla sonal nañu quoi boo xoolee yooyu gën na bari xet bi sonal na pas yëpp tey ko doon dund sax 80 ans 60 ans 50 ans nga dund. mënuñoo wax alam gi duñu tudd centrale à charbon bu baax ñi centrale boobee nag jafe-jafe yu mu juraloon askan yi fay yeewu lu jëm ci wàllub environnement ba ci wérgu yaram taxoon ñu jooytu ko fu nekk. bu ñu déggee ne ñu ngi fay bëgg dolli ab centrale à charbon mais dañu amoon tiit moo avant centrale bi di ñëw la ñu waxoon ne bassin atmosphérique bu bari bi pollué na dara mënu si dolli. fukki fan ci weeru décembre ci ab bataaxal la ñu xamle njiitu réew mi Macky Sall tëj na bile centrale ginnaaw bi mu nekkee ci panne durub juróomi weer ci COP 25 bi ñu doon amal ca Madrid jëwriñ bi ñu dénk lépp lu soxal alam gi daal di koy dëggal ci kanamu taskatu xibaar yi teg ci ne centrale à charbon bi ak gaz lay doon ba tey ci fukki fan ci weeru décembre pipeline bu société africaine de raffinage SAR di bala tax xet bu bon sonal askanu Caaroy Azur ba ñuy woote wollu. boo xoolee say bët day saf sàpp ñun ñëpp a mànde ay geeskat lañu fi mu ne nii. léegi gasoil bi daa dem ba def ñu ay gees. ñu génnee gees soo duggee ci kër gi gees soo duggee ci néeg bi gees soo duggee ci wanag bi mànde daanu miir. ba ci fukki fan ak ñett ci weeru décembre SAR daal di saafara lu ni mel bokk ci li gën a fës ci atub 2019 njiitu réew mi Macky Sall xamle ñaari fan ci weeru avril bi mu doon amal prestation de serment li mu bëgg ci mandatam bi def lépp ba sàmm alam gi woo askan wi ñu jublu ci Sénégal zéro déchet fexe ba Sénégal doon réew bu set rawatina Ndakaaru alxamis yemook juróom-ñetti fan ci weeru août mu door bi li campagne nationale de propreté ak jëwriñ bi ñu dénk wàllu dëkkuwaay yi Abdou Karim Fofana ñu xàll mbedd yi defaraat stade yi ba ci marché yi fu ci mel ni Tëngéej Pikine Guédiawaye Castor Sandaga tax état bi tegoon ay daan 2 junni ba juróom-benni junni ñiy def lu leen neex ci mbedd yi 4 junni ba 10 junni ci ñiy tuur mbalit ci espace public yi moo tax yenn kuréel yi nekk ci réew mi taxawaloon Sénégal propre je m'engage ñu amal set setal ci mbeddi Ndakaaru yi fu ci mel ni Almadi ba tey lu soxal alam gi filaaw yi ak dune de sable yu ñuy agressé saa su ne ci littoral bi li ko dali Guédiawaye ba Lac Rose loolee taxoon Abdou Karim Sall amaloon fa tukki nemmeeku doon artu ñuy gor filaaw yi ak nit ba suuf si ne buñ ko bàyyiwul géej gi seeni kër yi lay nangu. Je lance un appel à l'ensemble des populations pour qu'ils comprennent qu'en détruisant cette bande de filao de part et d'autre de la VDN 3 et bien au-delà, on fragilise l'écosystème et qu'on ne soit pas surpris dans les années à venir que la mer se retrouve à Buntu Pikine. lu kenn dul fàtte ci at bi génn États-Unis ci accord climat bu Paris nekk dogal bu bari ay gàllankoor réew Donald Trump bi doon dëkk bu bokk ci réew yi gën a mën a polluer waaye loolu teewul réew yi àdduna yi wuy di teg ay pexe ngir ñu sàmm alam gi bokk na ca wàññi émission CO2 ak jëfandikoo lu ñuy duppee énergie propre muy bi bàyyeekoo ci ndox mi ngelaw gi ak gàncax gi at bu jot ñuy amal journée nationale de l'arbre ngir gën a ñaaxaata askan wi ñuy jëmbat ay garab atub 2019 bi ñu amaloon ko ci 4 fan ci weerub août ca Lompul nekk ca Louga ci 36e édition bi ñu doon jëmbat garab bi di béer ngir gën koo xamle ak xeex désertification.
ci environnement bi tey rétro di ko gërëm bu baax mën ngeen retrouver également ci suñu plateforme yi ñu leen jagleel moo xam Facebook bi wala ci chaîne YouTube bi retrouver également ci ces dossiers moo xam bu société qui est déjà disponible ak bu environnement bi ngeen mën koo dégluwaat en mode replay n'est-ce pas Pape Madiakhaté c'était aujourd'hui jour bu environnement ak Aminata Ba. oui effectivement ni ngeen ko déggee noonu mooy li nga xam ne indi woon nañ ko ci wàllu environnement ci année bi dégg ngeen ko tout au long de l'année bëri na ay mbir yoo xam ne ça a été marquant at mi bëri na luñ ci wax loolu wàllum zéro déchet ak ñoomeen seen yeesalaat li nga xam ne moom mooy mbedd yi ak saleté bu bari bi c'était un constat que ne il fallait ñu teg ci ay mesures teg ci ay mbir yoo xam ne dina tax aussi sunu dëkk yi gën a set ndax gis nañ ne dëkkuwaay gi salte gi foo ko natt rek weesu na ko loolu it responsabilité partagée askan wi ci benn boor autorité également ci beneen boor collectivité territoriales yi ba taxoon chef de l'État lancé ci ak projet zéro déchet demoon sax ba wax ne dina teg ak prix boo xam ne dinañ ko jëmmal bu ko defee localité maanaam diwaan yi nga xam ne ñoom ñoo gën a set wala ñoo ci gën a góorgóorlu ci wàllum setal seen diwaan yi ñu jébbal leen ay raay yoo xam ne day ànd ak ay koppar ak ñoomin seen mu doon loo xam ne day gën a ñaax askan wi ngir ñu gën a góorgóorlu ci wàllum cet ndax set dafa am solo ci dëkkuwaay tey dëkk yu bëri ci àdduna bi daanaka dox nañ ci ay jéego demoon na sax benn instant ñu ne président Macky Sall day toppandoo président bu Rwanda Paul Kagame mi nga xam ne daanaka weer wu ne ñu ne ci bés yu njëkk yi dañuy organiser setal gu mat ba moom sax da ciy wàcc si bu ko defee mu doon loo xam ne par la force la ñëpp dañu koy def ngir seetal dëkk bi ba tax daanaka dëkk ba boo fa duggee dañu ne cet ga fa nga xam ne moo fa nekk ñi nga xam ne am nañ occasion dem fa daanaka mbégte la ñuy am bu ñu ko méngalee ak li ñuy nemmeeku Sénégal maanaam ñëgg-ñëgg xol bu metti la ñuy am ba tax loolu doon na loo xam ne it lu ñu waxtaanee la ci dëkk bi wàllum déguerpissement yi ak déplacement yi tamit doon na loo xam ne lu marquant la wàllum désertification bi avancé bi ak gis nañ projet bi nga xam ne président de la République Abdoulaye Wade moo ko lancé woon mooy muraille verte boobu tamit gis nañ taxawaay bi nga xam ne nemeeku nañ ko ci ren ak Ali Aïdar mi nga xam ne dénk nañ ko ak direction boo xam ne ci loolu la war a liggéey ak yeneen i mbir li nga xam ne moom moo jëm ci wàllu mbëbës gi nga xam ne moom moo weesu bërki démboog Njaay amoon ak marche goo xam ne ñu ngi ko ci doon def naka noonu it ay mbir yu bari yoo xam ne daal ci wàllum environnement jotoon nañu dikkaat yi ci rétro bi Aminata Ba dikkaat yi ci rétro mu doon loo xam ne environnement dafa bokk ci pàcc yi nga xam ne xëy na sunu réew yi dañu ko xaw a ñàkkal fayda mais lu am solo la ngir ñu bàyyi ci xel ndax buñ ne développement ndem koom-koom ci la bokk mais également environnement lu am solo la c'est important jërëjëf Pape Madiakhaté yow ci subaak léegi ñi ngi àndoon ak yow ñoo traité ensemble li nga xam ne moo di actualité commenté bi expliqué ko ànd ci ak suñu journaliste boobu di Ousmane Sène di suñu xarit di analyste politique moom it ci audit yi nga xam ne yëkkati nañ ko jëmale ko ci ki nga xam ne moom moo di Moustapha Niass te Cissé Lo def ko di la ci gërëm bu baax gërëm également ñi nga xam ne ñoom la ñu àndaloon ci rédaction bi yëpp moo xam yow ak Adjaratou Dior Mbodj may fàttali jotaay xibaar bi gën a yaatu di ngeen ko amal ci diggu bëccëg gi bu midi jotee ngir jox ñu xibaar yi ci beneen anam lay doon nag voilà ñun on vous donne l'information autrement ci la première radio digitale bu Sénégal gërëm ñeel na la kon ba ëllëg incha allah waaw ba ëllëg incha allah ñu joxante dig daje ci beneen numéro bu 9-11 di jaajëfal ñi ñu doon teewlu ñëpp jaajëfal également rédaction bi ak li nga xam ne ci lañ nekk jamono ji ngir njeexitalu at mi ak rétro yeeg liggéey bi dig leen daje Midi Culture dinaa leen képp yéen ñëpp benn par benn ku ci ne dina ma wax lan moo ko gën a marqué waaw loolu ci 2019 waaw yow après ñu laaj la yow it waaw man bu ma laajee ba pare ngeen laaj ma rek waaw jeex na benn problème mais yéen ñëpp daal waaw en commençant ci Dissa sax xam naa bi ko gën a marqué xam nga ko waaw dama ko koy dencal nii kon baax na dama ko koy dencal xam nga moom sama waay la nag waaw loolu am na voilà donc bàyyil ma dencal ko effectivement kon jeex na ma gërëm la bu baax à demain inchallah merci à demain inchallah merci Pape Madiakhaté ça a été un plaisir le temps de retrouver Serigne Saliou Seck pour li ci yéene kaay yi xanaa ñu mis xabaax sama xarit sama jigéen Yacine Pouy c'est son anniversaire aujourd'hui on te souhaite un joyeux anniversaire Yass tey nag lu ñu fi wax rek mbaa ñu animé ko yaa ko moom Yacine Pouy kookoy Yass Rasoul on te souhaite un joyeux anniversaire longue vie santé prospérité waaw yow dund rek lañ lay ñaanal boo fi nekkoon tey di nga xam ne lépp dëgg la waaw xale yi pare woon nañ de
pour sargal la tey ci bés bi waaye nag fa nga nekk dafa xaw a sori ñi ngi lay ñaanal bu baax a baax Yaas Rasoul et puis ñi ngi lay xalaat également je pense fort à toi et puis du man rek kër gi yëpp a ngi lay xalaat di la ñaanal gudd fan rek yow dundal yaa booy kooko Yacine Pouy Yaas Rasoul c'est son birthday sama xarit sama genn wàll tey bu fi nekkoon heure bi Cheikh xëcc na ma xeetu xëcc yu ne hein yooxuma yu xeetu yooxu yu ne Yaas et puis voilà tu nous manques également ñi ngi lay xaar nga dellu si elle est en vacances mais elle sera là très bientôt inchallah de retour Yaas Pouy Yaas Rasoul kokoy bosu Awa Diop sama yaay maa ngi koy nuyu bu baax a baax donc on te souhaite un joyeux anniversaire Yaas li yaa ko moom ngeen ma ko yónnee voilà maay recevoir message yi maay recevoir cadeau yi pour Yaas Rasoul son anniversaire tey maam Cheikh bu dee am ngeen ay cadeau yu ngeen joxe ah ak ay mbir yu ngeen joxe da ngay joxe ah maa jox lii ci Yacine ci ordinateur bi ci anniversaire Yaas bi réinstallé parce que du bu bees nga joxaat ma ko dimbali naa la ndeysaan jigéen ju baax Daba Diaw également c'est son anniversaire kooko yaayu Cheikha di ko béggee bu baax c'est son anniversaire voilà Daba Diaw man maa ngi lay nuyu di la souhaiter un joyeux anniversaire yaa booy ah kookoy Daba Diaw di yaayu sama waa ji Cheikha moom tey la anniversaire am bésu juddoom la donc ñu ngi koy souhaiter un joyeux anniversaire Daba yow dundal bu baax a baax Diaw voilà ñu ngi lay ñaanal longue vie santé prospérité ci bés bi enjoy your day c'est de la part de toute l'équipe King FM ak sama waa ji Cheikha voilà moom it xale boo xam ne loxoom set na te mën naa bokk ak ay mag voilà donc ñu ngi lay ñaanal bu baax yaa booy wax ji rek ñaari junni la de xanaa nëbbuma li may wax de sérieux chaque jour ma waxal la fii te doo ma jox Yaas Rasoul maa ngi xaar bi nekk Maroc nu mu tudd du dalasi de beneen bi Maroc Ria seen xaalis nu mu tudd Diram bi voilà nga dëgg Diram am CFA bi ak euro bi rek Yaas maa ngi xaar Diram yi bokk ci bés bi ay on va aller retrouver Serigne Saliou Seck ci li ci yéene kaay yi bu ko defee nag ñu ñëw rek xanaa yëngalaat tuuti doog a tëj voilà bàyyi leen ak programme bi El Hadj Baye Cheikh mi ngi ñëw ak yéen ci King FM bàyyi ma annoncé rek ñoo ak yéen léegi ci King Feeling voilà des fois c'est en version yoo xam ne sélection lañ leen di jox mu gunge leen du ñëw waaye loxoom day yegsi mais des fois aussi mu ñëw yëngal voilà ànd ak yéen ba 14h et puis juste après le programme se poursuit avec d'autres animateurs Lisa Diodia à 14h jëm ak yéen 16h Coco Jean l'international dans Jukebox International et puis juste après également vous aurez la possibilité d'être en compagnie bien sûr de sama waa ji borom langue gi kokoy DJ Cool qui vous accompagne moom it ba boori 21h guddi gi nag PNG les enfants les plus terribles de la maison qui vous accompagnent pendant la soirée et que voilà ñun bu ñu xëyaatee rek nekkandoo ak yéen ba boori 11h20 si c'est bon ñu dem seeti ji Serigne Saliou Seck mu ànd ak ñun tey ci li ci yéene kaay yi c'est pas encore baaxagul bon en attendant ma def ci mouvance su jigéen ñi ba tey.
xam nga nag may fàttali nii ñi ngi ànd ak yéen ba tey ci li nga xam ne groupe Futurs Médias moo leen ko andil ñi ngi ko dippee nag Teranga Sénégal ma fàttaliwaat ni Teranga Sénégal mbir la moo xam ni groupe Futurs Médias da koo andi ngir gërëm ay téléspectateurs am auditeurs yi lecteurs yi ak internautes yi nga xam ne boobook léegi bàyyiwuñu te ñi ngi ànd ak ñun ci suñu ay programme pendant 75 jours nag ñu teg ay xéewal mbir yoo xam ne non seulement dina leen mën a bégal mais aussi di ngeen ci mën a faj seen ay soxla raison pour laquelle pendant 75 jours yi nga xam ne ñun dañ koo xayma te foog ni war nañ leen see mën a bégal tuuti tout le groupe Futurs Médias moo xam rajo bii di King FM RFM ba ci sax l'Observateur ak site internet bi nga xam ne yéen a ko taamul seen bopp muy IGFM ñëpp àndandoo ak yéen mais dañu tànn ñetti support yi nga xam ne mooy bu TFM ak RFM ak King FM ngir bégal leen ci loolu nag pour ngir mën a juste bégal leen ba pare remercier leen non seulement ci fidélité bi nga xam ne am na ci suñu diggante ak yéen raison pour laquelle vous avez la possibilité de nous appeler 24 heures sur 24 ci numéro yi nga xam ne miin ngeen ko ci 88 628 99 90 bu fekkee ni min ngay ne numéro yi fi ne ba ci 88 628 14 14 wala 88 628 14 15 yi nga xam ne min ngeen ko di ñu ci woo des enveloppes d'argent yu toll ci 25 000 francs 50 000 100 000 ba ci 200 000 chaque jour mën ngeen ko gagner ci télé bii di TFM wala ci rajo RFM ba ci sax King FM tout à l'heure 15 heures dinaa ànd ak yéen ci RFM ngir may leen ay enveloppes yoo xam ne da ngeen di woote rek ma jox leen ko voilà da ngeen di woote salaamaaleykum nii rek RFM jox leen benn enveloppe ngeen yóbbaale King FM noonu la koy defee TFM noonu lañ koy defee aussi des bons yoo xam ne mën na bégal xale yi ci feetu fin d'année yi waaye bu leen fàtte ni dañoo teg ay loo yu am solo cuisinière frigo chambre à coucher boo xam ne complète bien raffiné bëri ay bagages ci biir mën ngeen koo gagner parure en or téléphone iPhone 11 bi xew te xale yi bëgg ko aussi mën ngeen ko ci am Smart TV dernière génération benn séjour boo xam ne da ngay ànd ak la star planétaire Youssou Ndour ci tournée européenne yi muy faral di amal nga dem ànd ak moom et puis mën ngaa gagner sax des billets d'avion Dakar Europe Dakar superbe voiture SUV dernière génération moom it bokk na ci loo yi nga xam ne teg nañ ko bu fekkee nag da ngeen a sax tayal a woote mën ngeen a jël seen téléphone ci SMS yi ngeen envoyé TER c'est simple au 22 025 24 heures sur 24 7 jours sur 7 vous aurez la possibilité de gagner beaucoup de lots comme ni ñu leen ko waxee pendant 75 jours non-stop ci groupe Futurs Médias xéwal bi man dama ko gisagul fenn ci réew mi fenn laa ko séenagul ci réew mi donc li xale yi naan fii rek la am donc am ngeen possibilité kenn ci revue de presse bi nga xam ne moom lañ doon xaar mu yemb ngeen ñu mën leen ko dégtal ak Serigne Saliou Seck comme tous les matins ci 9-11 ñu yor li ci yéene kaay yi te dellu si Moustapha Cissé Lo encore Moustapha Cissé Lo toujours Moustapha Cissé Lo daanaka yéene kaay yi nu xëyandool ñoom ñëpp xëyaat di wax ci wax ji fi sëtub Matar Mbaye Khoudia Gueye bi waxoon la Tribune ca la bokk journal bi des médias bi ne Moustapha Cissé Lo li mu bëgg moo di ñu auditer Moustapha Niasse mi nekk président assemblée nationale di njiitul pencum ndaw réew ma ndax nag Cissé Lo nee na pencum ndaw réew ma di assemblée nationale jar naa auditer war nañ koo auditer te it yàgg-yàgg dinañ ko auditer El Pistellerone la tax mu wax ko te itam te tax ñu war koo gëm moo di ne assemblée nationale di pencum ndaw réew ma yoreen ga dara jaaru ci yoon li nekkul yoon moo di njëgul courant bi nu yokk ci réewum Sénégal susu aane la ca gën a doy waar te amuk lees waxul moo di bars ba Senelec war a luye ngir jox askan wi courant njëg la moo ngi ci diggante téeméer ak fukki milliards jàpp téeméeri milliards ak fukk ak juróom Ahmedoune Diagne mi yore lépp luy wàllum jokkook jokkalante ca Senelec li mu xamal sama naataango yi moo di ne benn société rek moom la nu xam muy luye lu ne mel amul beneen te itam mbindeefu mënu koo gëtën ba tax mu fiy waxi koppar susu aane lu ci mën di am daal njëgul courant bi nu yokk moom metti na lool ci askan woowee yaakaar ju rëy la nu amoon ci Mouhamadou Makhtar Cissé foogoon ni mooy andi saafara ci ni courant bi doxe ci réewum Sénégal waaye nag l'Observateur nee na moom Mouhamadou Makhtar Cissé dafa meloon ni da doon nax askanu Sénégal yéene kaay Futurs Médias bi ne kenn fàttewul jamono ji mu fi doon waxee ni bu nu yeggee ci atum 2020 jàpp atum 2021 courant bi dina wàññeeku ba askan wi yëg ko kon nag tey bu nu xëyee ni yokku nanu courant bi manees nanoo wax ni Mouhamadou Makhtar Cissé moromam jeex na te it du saala yaay ndeer lii lépp yéene kaay Futurs Médias bi nee na buñ ci yokkee rapport de validité financière bi nu ca def da koy gën a
dëggal ndax nag li mu wane moo di ne Mouhamadou Makhtar Cissé na mu yore woon Senelec na la ko yàlla nëbb ba noppet bàyyi na fa borob téeméeri milliards yu bëri la ñu waxoon ni def nañ ko ci DER di délégation de l'entrepreneuriat rapide enquête yéen kaay ne DER te Pape Amadou Sarr jiite ko bëri na mbuxum mu ca am bu yàggul dara rek dégg nañ fi ne ministre Zahra Iyane Thiam da caa laal te loolee léeragul ñu gis leneen feeñ ca li feeñaat ci réewum Sénégal Le Quotidien yéen kaay moo ko wax mu di njënd ak njaayam gerte gi di campagne arachidière bi yéen kaay bi ne loolee nag bëri na lu ci jaarul yoon directeur bu waaw ne gerte gépp nag jàppale ni chinois yi jënd nañ ko ba yóbbu ko ca seenum réew di Chine Vox Populi ne Moustapha Cissé Lo li mu waxoon ne xam na gerte ba tax mu doon wax mbirum gerte ca pencum ndaw réew mi di Assemblée nationale lépp la mu ca waxoon dëgg la Sidi Ba mi nekk secrétaire général u cadre yi yore wàllum gerte gi moo ko wax nee na lépp li Cissé Lo doon wax ca gerte ga dëgg la li nekkul dëgg tey xew ci réewum Sénégal te nu war koo lijjanti moo di faat bakkan ak càcc gi fii xew La Tribune ne ca Ndar Géej ci benn station lan fa songu dóor fa benn waay balu fital mu ñàkk bakkanam ci saase réew mi quotidien ne dëgg la ñetti nit yu ngànnaayu ñoo songoon station bu nekk ca Ndar Géej ca wetu université Gaston Berger ba paat fa bakkan Sud Quotidien ne li xew ci mim réew moo ngi bëgg a jéggi dayoo te it bokk na ci la ko waral ngànnaay yéen fiy jaay te ñu koy jënd kenn ci ñoom nekku ca takk der réew mi quotidien ak Sud Quotidien ne li xew démb ca wetu université Gaston Berger rek firnde la ca université Gaston Berger googee démb étudiants yi wàccoon nan doon yëngoo ko yëngal ndongay sànnaar ya ne li nu bëgg moo di ñu fay leen seeni bourse ba noppi defal leen wifi ca campus social ba lu ko may ci ngénte tubaab la ñuy dëkk maanaam di lekk ca restaurant ya te duñu dagg ticket ku yóbbu waajal sab ticket te xam ni combat bi nar a dox ci diggante Modou Xarañ Lo ak Ama Baldé sa lu bu ndaw taxaw na Les Échos ak sunu lamb ne 400 millions di ñeenti téeméeri millions ci xaalisu CFA la ca promoteur bii di Luc Nicolaï def bu doy waar moo xew démb ca Kaolack mbir maa nga ca page 8 bu l'Observateur journal Futurs Médias bi ne démb chambre criminelle bu Kaolack doonoon àtte benn waay ba tëj ko juróom-ñaari ati kaso yuy ànd ak liggéey bu mu sañu la bañ ndax nag waa ji dafa rayoon jabaram ci ay jamono te nee na la tax mu def ko moo di ne dafa bëggoon a séq ak jabar ji lànk kawteef sëñ Saliou Seck fait divers la tëjee yéenekaay yi di ko gërëm bu baax a baax moom it fekk leen ko ci chaîne YouTube bi ak www.kingfm.sn ngir revue de presse bu tay bi dinañ ko mën a amaat ci journée bi bu 11h wala 12h30 jotee maanaam bu ñuy waaj a jeexal xibaaru digg